Reubeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko. Chers internautes de Reubeuss TV tey ñu ngi fi biir centre ville ci koñ bu ñuy wax Valmy ñëw nag accompagner benn mouvement boo xamante ni mi ngi tudd mouvement solidarité jeunesse plateau ñu ñëw nag amal fi benn setal ñu ñëw fas yéene ànd ak ñoom rek laaj leen ay quelques questions ci li nga xamante ni moo soxal seen mouvement mais avant loolu nag dama leen di souhaiter une très bonne et heureuse année yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo suñu chaîne YouTube Reubeuss TV ay ca topp mooy ma laaj xale yi seen bis bi tey lan moo ko waral sëñ bi ñu bëggoon a xam rek déjà tur bi nga présenté sa bopp suñu mbokku internautes yi et puis nga wax ñu aussi tamit seen mouvement bi kañ ngeen sos mouvement bi ak lan moo ko lal. ok ñu ngi leen di gërëm di leen sant ginnaaw bi ngeen woowlu bi ngeen ñëw teewal ñu fii yaakaar naa ne plateau ñëpp ñoo ko bokk ñun de ay ndaw lañ yu dëkk si plateau juddoo plateau yaroo plateau fas yéene defal plateau mouvement bi nag lu ko tax a jug mooy dañ di ay xale nekk ci gox bi soxla ku ñu jàppale mu tëñu moo tax ñun jeunesse ñun suñu biir ñu waxtaan ba jubóo ñu ne naka la ñuy def ba jàppalante suñu biir mooy solidarité bi ñun nag nekkuñu fi pour di xiiru ak ŋaay parce que souvent politiciens yi boo kese mouvement rek dañuy jëm buñ xatar bu fekkee ànd ak ñoom ñun nekkuñu fi pour xul ak kenn nekkuñu fi pour jàmmarloo kenn suñu koñ moo ñu tax a jóg suñu koñ lañu bëgg moom lañu bëgg sàmm moom lañu bëgg maanaam mu mel comme ni mu war a mel parce que commerçant yi ñu ngi fii ñu ngi liggéey macha allah ñu ngi liggéey ñun soxalewuñu ko ñëwuñu kenn mais ñoom dañuy liggéey nu mu leen neexee dañuy bàyyi koñ bi dem seen yoon da ngay gis koñ bi léeg-léeg bu ñu liggéey bu wàcc mbuus yi ngay gis ñu taxawal koñ bi yéen ñu fi dëkk sax da ngay am kersa en tant que doomu plateau léegi nag ñu toog ñun suñu biir ñu waxtaan pourquoi pas ñun jeunesse plateau ñu waxtaan ba suñu biir naka la ñuy def ba suñu koñ tegu si yoon naka la ñuy def ba suñu koñ set naka la ñuy def ba jàppalante pour ñu am la ñu bëgg bi nga ko waxtaan suñu biir ñu déggoo ñu ne léegi dañu créé mouvement bi léegi nag bu ko créé mouvement bi nag nekkul fekk sa yem ñu ngi woo képp kuy doomu plateau képp ku dëkk plateau pour maanaam pour nga maññi loxo ñu jàppalante suñu biir mouvement bi loolu moo ko tax a jóg. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu internautes yëpp di leen siyaar te di leen jaajëfal di leen souhaiter bonne heureuse année si année bi ñuy dugg yàlla nekk atum naataange atum tawfeex feebar bii di coronavirus yàlla na fi yàlla jëlee waaw yàlla dafa xéewal quoi di nuyu nag waa Reubeuss TV bu baax a baax di leen siyaar ñoom ñëpp. macha allah sëñ bi ñu yow yaa nekk sax nag président mouvement bi muy mouvement solidarité jeunesse plateau sànq rek ñu ngi waxtaan ak sa naataango bi di ko laaj ana lan moo waral mouvement bi mu jot ñu ci expliquer mais tey bëggoon nañu xam ndax seen mouvement bi c'est juste pour affaire de setal seen koñ bi seetal ko wala am na ci yeneen activités yoo xamante ni aussi mi ngi ciy yëngu. si ñoo leen oto bi waaw en fait man sax nekk ma président bi Pape Sile moom moo nekk président mais man maay chargé de communication mouvement bi mouvement bi li ko tax a jóg du question juste ay setal bi mooy suñu première activité bi ñu def li tax ñu sos mouvement bi mooy soxali koñ bi Dakar Plateau maanaam jeunes yi ku si nekk ñi xam ne amuñ dara luñ jàpp yàlla dimbale ñu def am ay affaires yu ñu def cotisation wala ay affaires yu bare am ñoom ku nekk dina maam si loo jàpp loolu ba day def constat comme quoi que ni waa Dakar Plateau booy bare amuñu métier amuñu liggéey donc ils sont laissés à eux-mêmes léegi ñu ne balaa ñuy xaar di dépendre si état wala si keneen pourquoi pas ñun à la base ñu commencé booloo doon benn xool nu ñuy def ba dimbalante ba ëllëg ku si nekk
di nga am loo xam ne di nga jàpp di nga si mën a suturloo dimbali si say waajur say mbokk ak yow mi sa bopp voilà en grosso modo daal loolu mooy loolu tax ñu sànc association bi. loolu mooy mouvement bi quoi pour xool naka ngeen mën a jàppale seen bopp jàppale seen rakk jàppale si ñi nga xamante ni rek ñi ngi yeewoo fii nii ci plateau ba ku ci nekk rek am ci loo jàpp. ok léegi tey jii seen set setal bi nga xamante ni yéen a ngi koy amal fii tey est-ce que am na ñoo xamante ni ñëw nañ dugal ci seen loxo ñoo xamante ni peut-être ay autorité lañ nekk ci koñ bi di leen gestu di leen ci jàppale comme ci ay jumtukaay lu ci demee ni bale yi may gis ak bromette yi et tout wala lépp rek ci seen moyen ngeen ko defee yéen. waaw en fait set setal bi normalement nekkul woon teel a waroon am waroon ko def si début mois de décembre bi léegi ñun bindoon defoon nañ suñu demande yónnee ko UCG mooy unité de coordination et de gestion des déchets après mujjul antu ba semaine passée bindoon nañ leen encore et tout def ay démarches ba ñoom ñu waxoon ñu ni carrément ni tey dina ñëw jox ñu matériel ba léegi lépp lu ñu soxla ba mën nañu jox sa ay nit yoo xam ne dina ñëw jàpp si liggéey bi mais à notre grande surprise bi ñu toogee ba ay mercredi ñu woo ñu ne ñu carrément affaire bi mënatul nekk bon ñu ne comme ñun njëkkoon nañu annoncé au courant du mois de décembre que ni dinañ ko taxawal ko léegi baa ñu jël ñun suñu propre moyen parce que jotoon nañ bi ñu def ay carte soutien jox ko yenn gars yi dëkk si koñ bi gars yi même ñu si bopp ñun membre mouvement bi participé wu nañ ko nekk léegi loolu lañ jënd ay balai ay pelle affaire yi nii ne xaa ñu def ko au moins sax ñu xam ni carrément ñun dépendre ñu si kenn ku ñu jàppale nag dañu nangu mais biñ nañ gars yi ñu ne ba dernière minute ñu ne ñoom mënuñu andi matériel parce que fin d'année beeg fête bi yooyu na comprendre nañ ko mën na nekk parce que gars yi bari dañuy dem seen dëkk yi dem fête et tout mais daal li ñu def yëpp waa koñ bi ñoom ñoo joxe seen xaalis ñu jënd ay bale jënd ay pelle et tout. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk internet yi saa su nekk rek nag nii la fay demee moom Reubeuss TV lépp loo xamante ni rek soxal na Dakar Plateau day def déplacement wam ñëw couvrir leen ànd ak ñoom wane seen liggéey ak lépp loo xamante ni rek ñoom ñu ngi koy def mu nekk lu am solo nag wax dëgg yàlla ñu nekk ay jeunes yoo xamante ni ay jeunes yu engagé wu lañu bëgguñu dara rek lu dul seen quartier avancé seen quartier set seen quartier seen xale am ci lu ñu jàpp vraiment bëgguñu ñuy taxawaalu ci mbedd yi mu nekk ñoo xamante ni tamit ñëpp war lañ leen a bàyyi xel vraiment ci société bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñun waa Reubeuss TV ni le président du mouvement mi ngi nii dama jaawale woon sànq personnage bi mais Mamadou c'est Mamadou non Pape Amadou Pape Sylla ok Pape Sylla ñu ngi lay nuyu ñun waa Reubeuss TV di la souhaiter une très bonne et heureuse année vraiment tey lan nga sentir tey bi Reubeuss TV ñëwee balaa ma lay wax dara rek lan nga sentir tey bi Reubeuss TV ñëwee ànd ak yéen ci liggéey bi nga xamante ne ni yéen a ngi koy def fii nii ci seen koñ. déjà ñu ngi leen di souhaiter ñu ne si une bonne et heureuse année le sentiment bi ñu habité c'est un sentiment de fierté parce que ay doomu au plateau ay jeunes au plateau ñoo xewle donc bu ñu gisee chaîne TV au plateau ñëw di ko couvrir day nekk loo xamante ni lu ñuy neex la daal un sentiment de fierté. d'accord mu nekk un sentiment de fierté mais li ma lay njëkk a wax aussi tamit rek mooy est-ce que yéen abonné ngeen parce que Reubeuss TV seen yëf la bien vrai que Sénégal ñoo moom Reubeuss TV monde entier ñoo moom Reubeuss TV mais plateau ñoom ñooy xolu Reubeuss TV du dëgg kon mbaa yaa ngi sensibiliser rek gars yi indi leen ci Reubeuss TV ñu abonné. non si loolu moom da ko def sunu mbir ba parce que loo gis rek fi mu commencé ñooñu ñoo koy asi yokk doole asi Reubeuss TV même bu nekkee ñaan nañu yàlla mu nekk chaîne nationale mais la vérité c'est que impulsion bi Dakar Plateau lay jógee ñun jeune au plateau ñoo ko war a def suñu moomeel te loolu sax am nañ yéene def ay partenariat yu bëri aussi incha allah si activité yi ñu bëgg a doxal si di ñëw incha allah. macha allah ñu ngi koy jaajëfal di ko wax amin ci ñaan gi mu ñaan Reubeuss TV mais tey président ñu bëggoon a xam rek tey seen ndaje bi ngeen ñëw tey pour set setal maa ngi koy wax sànq tamit sa benn naataango bi di ko laaj ndax si lii rek ngeen di yëngu ou pas mi ne ma am na ci yeneen activités yoo xamante ni yéen a ngi koy yëngu lu dul set setal mais ñu bëggoon a xam rek ndax mouvement bi maanaam mouvement bi kañ ngeen ko créé ak pourquoi création de ce mouvement quoi lan moo tax ngeen jékki-jékki rek xelaat ne que lii ñun dañ ko war a créé te bu ñu ko créé aussi lu ñu war a njëkk a def mooy xool naka la suñu koñ war a mën a setee am benn visage boo xamante ni ñëpp dinañ ko nawloo quoi.
aussi mouvement bi nga ko créé ak léegi mi ngi war a def 1 mois ay 1 mois aussi 1 mois et demi ay yàggul trop mouvement bi lenn moo ko tax a jóg fexe ba jeune plateau yi aussi booloo doon aussi benn say si mu benn nekk yëfu koñ kii di xool Rebeuss kii di xool Jamono kii di xool ëllëg ñu fekk lu ñu aussi dajale bi ñu teg ko si ay aussi programme lii mun mu doon ay liggéey ay projets yoo xamante ni dinañ ko mën aussi bokk ku nekk aussi gis si asa bopp aussi moo xam ay projet associatif ay projet entrepreneurial aussi ay projet social mais surtout ñu insister si benn aspect mooy aspect solidarité bi moo tax ñu tuddee sunu mouvement solidarité jeunesse aussi plateau maintenant nag aussi bi ñu toogee ñu jàpp ni que première activité bi ñu war a def pour lancer un mouvement mooy def benn activité setal pour sensibiliser aussi waa koñ bi affaire yooyu maintenant nag li tax ñu commencé ko aussi koñ bi loo gis rek dafa am fenn fu mu sosoo ak quand bien même mouvement mi ngi tudd mouvement solidarité jeunesse plateau aussi fii la soxee ko aussi moo tax pour marquer le pas ñu décidé que première activité bi aussi fii lañ koy démarré. D'accord mais tey jii ñu bëggoon a xam parce que gis nañ ne rue Valmy fii presque dafa bëri ay commerçants boutique yi fii yëpp ay jaaykat lañu moo xam ngay lal ci table yi boutique yi et tout te ku xam ku nekk xam marché ni muy bëree salté genre yu demee noonu est-ce que seen mouvement bi tey jóg ngeen ci waxtaan ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçants yi nekk ci marché yi pour ñu jàppale leen wala xooli ngeen ay autorité pour ñu jàppale leen pour que mouvement bi ngeen gën a am doole wala lépp rek da ngeen ko jël engagé ko seen bopp di ku ñëw baax na ku ñëwul aussi yéen a ngi def yéen. fii moom ni nga ko xamee rek dafa nekk koñu commerçant loolu moom c'est une réalité mais nag ñun dañoo nekk ñun ñoo fi yeewoo ñoom ñu ñëwee di fi jëlee seen wërsëg donc mën nañu wax ne que ñoo fi asi bokk yam àdduna dafa toll foo xamante ni aussi xëccoo lu ñu war a asi métto la tout le temps dañuy jéem a asi demee di waxtaan di diisoo asi dynamique boobu asi alolu nag commerçant yi suñu ay mag la ñu nag ñoom ñooy yendoo fii asi ñooy xëyandoo amuñu benn xaar ma yàlla parce que moo tax activité bi ñoom tamit jàppale leen si parce que def nañ benn appui logistique ak financier pour jàppale leen si parce que ñun même bu nekkee fii la ñuy yeewee si set bi ñoom ñoo si bénéficier parce que seen endroit professionnel la ñuy set setal donc amul benn animosité boo am suñu diggante ak ñoom daal. D'accord léegi mouvement bi est-ce que yéen a ngi souhaité mu dépassé fii quoi lan ngeen di xaar ci mouvement bi pour ëllëg. aussi mouvement bi comme ni ma ko waxee aussi au début bi rek benn objectif la am quoi mooy réunir la jeunesse du plateau autour d'un aspect simple à savoir la solidarité après nag aussi loo gis dafa am fenn fu mu commencé te yàlla def na aussi Valmy la commencé mais sunu objectif mooy éradiquer lépp luy sensation aussi quartier aussi fexe boole jeunesse au plateau yëpp à travers un certain nombre de projets et de partenariats qu'on est en train de mettre en place. mais mouvement bi ay góor kese la wala parce que xam nga boo nee mouvement jeunesse moom dafa ëmb lépp am na góor a ngi ci jigéen a ngi ci ñu gis na ñun bi ñu ñëwee ay góor kese lañ fi fekk ñu bëggoon xam rek ndax mouvement bi pour góor ñi kese la wala jigéen ñi ñu ngi ci biir la ñoo ñëwul tey. non jigéen ñaa ngi si parce que suñu secrétaire général sax je la salue au passage Ndeye Liga c'est une femme mais xam nga tamit góor ak jigéen dañoo bokkul tey dimanche ñii ñi ngi togg ñee dañoo am asi borom kër asi xëy na loolu moo leen def asi ngant mais suñu bureau à des postes clés y a des jeunes femmes de plateau qui y sont. ok président ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñu ngi leen ñu tamit ñu ngi leen di aussi remercier si seen présence ak seen déplacement. chers internautes ñu ngi ba léegi fi nga xamante ni moo di centre ville ci koñ bi nga xamante ni moo di Valmy ànd ak nag jeunesse bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk créer seen benn mouvement di def seen setal di setal seen gox ñu ngi nii nag taxaw ak ki nga xamante ni suñu kilifa la suñu papa la nekk imam fii nii ci koñ bi ñu fas yéene ko rek nuyu dekk ko talal ko suñu micro mu sànni ci ay kàddu li nga xamante ni moom la xale yi di def tey papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant waaleykum salaam wa rahmatullah
macha allah tey gis nga jeunesse bi nekk ay xale yoo xamante ni ay xale yu am jom lañu créer seen mouvement ñëw tey bëgg a set setal koñ bi yow ana naka nga gisee acte bi nga xamante ni ñoom ñi ngi koy def tey. mu dem si kontaan bu baax a baax ñaan yàlla mu daal di law mu baax incha allah te li koñ bi suñu koñ ñëpp fi la ñuy judd bu ñu amee ay doom wala ay rak wala ma ay jaroo ñoo xam ne taxaw noonu taxaw li dañ ciy kontaan trop ñaan yàlla mu gën a law ku lu ñëw rek commencement jafewul mais daal di koy motal moo gën a jafe ñu ngi lay ñaan yàlla jàppale leen incha allah ñu mën ko motal. macha allah mu nekk tamit lu am solo li papa ji wax ndax xam ngeen ne àdduna bi moom tamit commencement yomb na waaye noo ko def ba yeggali ko des fois day xaw a metti papa ñu bëggoon a xam rek tey naka ngay yow nga nekk kilifa nekk ci koñ bi naka ngay ñaax parce que sànq maa ngi waxtaan ak ñoom ci ay biir wax ñu may xamal ne amuñu ku leen jàppale moo xam ci côté état la moo xam ci lu munti doon parce que kenn umpale wul ne mairie plateau mi ngi fii tey ñoom itamit nee nañu bindoon nañu seen lettre pour joxe ñi nga xamante ni moo nekk waa UCG pour ñu jàppale leen te mujjul antu léegi yow lan ngay ban la appel ngay lancé kilifa yi nga xamante ni ñu ngi fi pour ñu ñëw jàppale xale yi. kon appel bu may lancé rek comme ñoom am nañu pas-pas ba bind ay lettre def ay demande te état bi ñoom lañ fi nekkal kon xale yi ñoom ñooy réew mi ñoom ñooy état kon état bi gestu leen jàppale leen pour lan liggéey bi gën a baax te ñoom si liggéey bu baax rek état bi liggéey état bi lañ nekkal te li état war na moo ko war a def ñu dem ñoom ñu bàyyi lépp bàyyi xam ne état moo ko def ñu xam ni kii suñu gox la ñu war ko setal ñu daal di am instant di def lii kon état ne leen jàppale boobu bu ko defee rek jàppale la boppam incha allah. macha allah pour ñu bañ la yàgga rek ci taxaw bi tey ji ana lan nga leen di dénk ñoom ñi nga xamante ni say doom lañu ak nga sànni leen ñaan ndax li ñuy sumb mu mën a continuer parce que tamit lii lu am solo la vraiment ci quartier. kon lu ma leen di ñaan nag yàlla jàppale leen dem kaw yàlla luy mu yàlla jàppale leen leetu ñu bi ne tamit ñaan yàlla état bi mën a ko gëstu xool leen jàppale leen ba liggéey mën a dem kanam ñaan ñu gën a góorgóorlu xam ni ñoom ñooy suba kon. xale tey moom mooy nekk suba ñu góorgóorlu xam seen bopp xam fu ñu teg seen tànk xam ñu muy àndal ñu bañ a dugg si loo xam ne déjà day ay yàqalan seen avenir moo xam si affaire drogue wala affaire yamba wala ma def lu dul noonu comme man lu ma leen di ñaar mooy ni ñu xam seen bopp xam ñoom ay jullit lañu xam fu ñuy teg seen tànk xam ñu muy àndal xam lan mooy seen wargal ñu daal di koy def. nga ñaanal ñu tamit ci suñu télé bi rek muy Reubeuss TV mu nekk chaîne boo xamante ne nii tamit bu mu juddoo yàggul bokk ci seen Dakar Plateau bi vraiment ñu bëggoon rek tamit nga sànni ci ay kàddu sànni ñu ay ñaan rek Reubeuss TV jëm ca kaw ca kanam. kon ñu ngi ñaan rek Reubeuss TV mu dem kanam comme yeneen rek chaîne ñu mel DSTV ak yeneen ak RTS lépp ñu ngi ñaan yàlla ngi dem kanam yàlla jàppale leen yàlla suutura leen liggéey mu ngi def ne yàlla barkeel ko. barke si liggéey barke si wërsëg bi yàlla xiri suñu bopp mbas bu nekk si àdduna bi ñaan yàlla mu daal di jeex yàlla defal ñu jàmm yu bëri yàlla aar ñu yàlla sutura ñu jox ñu gudd fan jégal suñu bàkkaar. voilà nos chers internautes comme ni ngeen ko xamee depuis suñu début nuyoo ñu ngi leen doon xamal ne ñu ngi fi nga xamante ni moo di centre ville ci koñ bi nga xamante ni moo di Valmy ànd ak nag mouvement bi nga xamante ni moo nekk mouvement solidarité jeunesse plateau ci seen set setal bi nga xamante ni moom lañ doon am tay ji du ñu def nag dara lu dul rek jox leen ñoom ñu def seen mot de la fin ñu jox ki nga xamante ni mooy am nekk seen trésorier am nga jéem a voilà tàggatoo rek internet Reubeuss TV. effectivement waaw en fait ñun dañuy lancer l'appel rek képp kuy autorité di plateau dëkk plateau ak képp kuy borom dara dëkk plateau ñun ñu ngi lay ñaan. bu fekkee mën nga ñu jàppale parce que ñun nekkuñu fi di créer suñu mouvement pour xeex ak kenn wala xuloo ak kenn surtout politiciens yi ñu ngi talal loxo ñëpp képp ku am volonté pour jàppale ñu rek pare nañ pour ànd ak yow ñun nekkuñu fi pour kii wala nekk pour kii rek ñun daal jeune plateau lañ doomu plateau lañ lii dañ ko créer pour sàmm suñu koñ parce que suñu koñ nu mu mel jéggi na dayoo xam naa ni ndax doomu gox mooy tabax gox ñun ay xale lañu nekk si biir koñ gi fi la ñuy yeewu ndax li fi ne xam nañ ko bu baax a baax a baax moo tax nag yàgg nañ ko jooytu gis ñu ku ñu jàppale moo tax ñu jugal suñu bopp mooy nag jug bi nekkul ni dañuy contrer qui ce soit ñun dañoo dugg rek pour taxawu suñu koñ ak jàppale suñu bopp boo gisee mouvement bi ñu créé ko loolu ci la bokk na sax li tax ñu gën a invité Reubeuss TV parce que suñu ay voisins la ñun ñëpp lañu dëkk ñoo bokk plateau bi ñu ngi tàllal képp bokk plateau rek tàllal loxo matériel yi dañ ko am difficilement parce que dañoo bind UCG plusieurs fois mënuñu am matériel doy boo xoolee si matériel parce que ay njogaan la lépp yàqu amuñu matériel lu baax ñu ngi ñaan képp ki autorité rek rot na suñu njiit mooy njiitu réew mi président son excellence ñu ngi koy demande bu fekkee mën nañu dimbali ñu si ay matériel et cetera pareil suñu premier magistrat gox bi muy monsieur Aliou Ndoye
ñun juguñu fii pour xeex ko juguñu fii pour nekk ci yaa ma xam gën a xam affaire naka su dul noonu ñun daal ay jeunes lañ na si koñ bi ñu ngi koy xaar moom te bu fekkee mën nañu jàppale ñu ngi koy talal loxo loolu moo nekkoon suñu mission. macha allah mu nekk lu am solo yéen a ko dégg moom xamal na leen xam la ne ñoom seen mouvement bi aajuwul ci benn parti politique li dañ koy def uniquement pour que seen koñ def ko ngir seen gox jeune ñu ngi koy def ñoom ñu fas yéene ci dugal seen loxo bay ci seen waar ba mu mët ba tax na ñu ngi woo appel na képp koo xamante ni rek yaa ngi fii nii biir plateau te sa loxo jot sa ginnaaw rek nga mën a yëkkati ak lu mu munti di doon rek nga baaxee leen ko ñoom ñu ngi lay woo pour nga ñëw jàppale leen ci mouvement bi nga xamante ni ñoom créé nañ ko fii ci seen koñ. Reubeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko.